asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy teewlu ci site bii di Ndindy Actu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar dikkat ak yéen ni ñu ko baaxoo defee ayu bés bu ne ci chronique de la semaine di waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy amal ngir di ci joxe sunu xalaat ci ay mbir yu bare bare yoo xam ne soxal na réew mi tey nag ñu fas yéene waxtaane loo xam ne semaine bi ñu génn fës na lool ci actualité muy ñaar ñooñu nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci Rëbës ginnaaw xew-xew ba fa amoon mu mel ne ventilateur lañu wax boo xam ne dafa lakk maas ñaari nit ñu ñàkk ci seen bakkan la jiitu loolu xam ngeen ne yàgg nañoo wax ci anam yi nga xam ne ñi nga xam ne yoon da leen a teg loxo ña nga koy dundee ca bërëb boobu nga xam ne fa lañ leen téye denc leen fa ngir bërëb boobu ba ñu koy tabax dañu ne juróom-benn téeméeri nit a taxoon wala gën ngaa bari juróom-ñetti téeméeri doomu aadama waaye tey ñu gis ne ña fa féete muy ñoo xam ne dañu leen a atte mbaa attewuñ leen dugal leen fa ëpp na 2 junni ak juróomi téeméer kon bërëb ba jéggi na dayoo waaye bala ñooy wax ci loolu tey dañuy waxtaane justice ci biir réew mi ndax jàpp tëj dafa am lu bare bari lu ko jiitu mën nañoo wax ne anam yi doomu aadama yi di dundee ca Rëbës dafa bokk rek ci conséquences yi nga xam ne ni justice di doxee ci réew mi moo ko jur kon waxtaan wi duñu ko yamale rek ci Rëbës waaye justice tolluwaayam ci biir réew mi ak ni mu fi doxe ndax dañoo seetlu ne jafe-jafe yi bari na lool justice buñ ko waxee mooy yoon waaye yoon boo xam ne dañ ko teg ci yoon kenn ku nekk ñu jox la li nga yellool rawatina lu jëm ci wàllu infraction maanaam ku tooñ ku jalgati yoon ñu teg la loo xam ne méngoo na ak jëf ji nga def loolu mooy justice loolu bu amul rek justice amut mooy bu fekkee da ngaa jalgati yoon ñu teg la loo xam ne moo gën a woyof la nga def justice amut bu dee da ngaa jalgati yoon ñu teg la lu ëpp la nga def justice amut kon justice balaa am rek kenn ku nekk dañ lay sanctionner kem dayoo jëf ji nga def bu ñu xoolee nag ci réew mi ni fi justice di doxee day mel ne loolu gisuñu ko ci wax dëgg yàlla ndax li ci njëkk a doy waar te jaaxal ñu bari mooy bari na kuñ jàpp tëj la te àtteeguñ la maanaam xamaguñ ndax li ñu lay tuumaal yaa ko def wala déet loolu nag waroo ak justice waroo itam ak principe bi ñuy woowee présomption d'innocence mooy mboole seen doomu aadama yépp
amuñu luñ leen di toppe kon bala ñu leen teg benn daan war nañoo am ay firnde ne am na lu ñu def luñ leen di toppe mooy kon bala nga jàpp nit ki tëj ko daa war a fekk nga mën koo wax ne nangam moo ko def waaye Sénégal li ñu seetlu mooy dañuy jàpp nit tëj ko boo waxee dañ naan la dañ koo tuumal nangam tuuma nag boo ci tegee nit ay daan tooñ nga ko rawatina sax li ci ëpp ñu tuumal nit dugal ko ci kaso bi ba àtte ko gis ne lañu ko doon tuumal defu ko mooy kon jàpp nañ ko tëj ko ci zéro Rebeuss nag li tax mu fees bokk na ci ña fa dugg te waruñu faa dugg dafa bari loolu nag li ko waral système bi la mooy système judiciaire bi ñu nekk ñu koy woowee système inquisiteur maanaam dañ lay jàpp téye la doog a wuti ay firnde doog a wuti ay preuve loolu nekk loo xam ne fi jamono toll xel wërta xalaat muy dox ci réew bu loolu wéyee beneen problème bi nga xam ne moo tax Rebeuss fees ba coow yi yëpp di ci am mooy ñi atte buñ la attee daanaka bu fekkente ne liñ lay tuumal yaa ko def amul beneen solution bu dul tëj kon jàpp nañ ne ñaar yooyu yëpp bokk na ci liy waral nit ñi bari ci kaso yi kaso nag mën nañoo jàpp ne mën naa am waaye li ñu war a gën a xam mooy du kaso rek ko fi nekk ngir teg nit ñi ci yoon wala ngir doxal justice ndax ñun suñu diine muy diine ju ñu gëm boo seetee prison exception la ci maanaam néew na ci lislaam lu nit di def ñu ne nañ ko tëj lu ci néew la mën ngaa wax ne ci wàllu peine ci lislaam prison ak peine de mort ñoo ci gën a néew donte sax ñu bari boo waxee droit musulman wala nga wax charia li seen xel di dem mooy ku rey ñu rey la waaw wala ku njaaloo fekk na nga am borom kër mbaa na nga am soxna ñu rey la fekk xamuñu ne la jiitu rey googu am na ay sart yoo xam ne lislaam teg na ko ba tax na ngir ñu àgg ca loola du yomb waaye loolu xam naa danañ ci ñëwaat waaye ngir wax la rek ne la du loo xam ne dañ ko fay gis lu bari waaye prison itam moo gën a saxaraar ci lislaam prison ci lislaam lu ci ëpp ci tanzir lay dugg tanzir mooy loo xam ne daanaka kii àtte bu dee da ngaa def loo xam ne gisuñu ci alxuraan daan bu ci suñu borom teg ndax am na ay mbir yoo xam ne boo ko defee alxuraan moo wax ban daan lañ lay teg am loo xam ne ci sunna lañ ko jëlee tënk ko waaye dafa am ay mbir yoo xam ne boo ko defee muy yu sew sewaan nga xam ne lislaam waxut kii nañ ko teg daanu sàngam su boobaa kii àtte mën naa xool jàpp xam ne kat lii mu def jarut rey jarut duma jarut génnam réew jarut ñu ko laaj xaalis jarut dara waaye nañ ko dugal ci bërëb rek téew ko fa ab diir kon buñ ko doon méngaleeg ci sunu système bi dañuy jàpp ne loolu peine correctionnelle dong lay doon waaye du nekk ay réclusion criminelle par exemple amul ci l'islam maanaam ñu tëj la sa ngirub dund wala boog bu ci amee mën na ma juum waaye xawma ko ci waaw kon peine privative de liberté maanaam peine boo xam ne day tax sa liberté ñu xañ la ko l'islam taamuwu ko ñi nga xam ne nag ñoom ñooy critiquer l'islam ci wàllu droit pénal liñ ci seetlu mooy ñoom privation de liberté la ñu gën a privilégié ci yeneen sanctions yi loolu la
tax ba dem na ba mujj daa mel ne prison mooy li normal mooy principe maanaam réew yëpp tabax ay prison lañ xamtewoo jàpp nañ ne loolu mooy xeex ñaawteef yi waaye ñun ñu jàpp ne sunu conception justice du rek lu waaye mën a def nañ ko jàpp tëj ko am na xëy na ñu mérito prison waaye am na ñu mérito leneen loolu li koy waral mooy dañu def différence égalité ak équité justice du égalité justice du niñ koy firee yenn saa ñun ci sunu système bii mooy égalité devant la loi égalité devant la loi justice fekkewu ko te principe la boo xam ne sol nañ ñu ko ba jàpp nañ ne loolu c'est le summum de la justice boo waxee rek ñu ne la ñu tegal la égalité devant la loi te égalité du justice ndax li wolof naan bu ñëpp yemee ay cër am ñu gedd seen cër loolu du justice justice mooy équité égalité mooy ñëpp tolloole ñëpp yem loolu mooy ak lu waaye mën a def kaso lañ koy yóbbu lii wute rek mooy diir ba mu fay def mooy wute waaye ñëpp ñoo bokk peine prison bu dul prison daanaka ci Sénégal amende la te lu néew la ñu koy appliquer yeneen peine alternative yi bëriwut xam nañ ay travail d'intérêt général Sénégal li ñu ko fi appliquer bëriwut bracelet électronique am na ci réew yu am Sénégal amu fi sax par benn daanaka Sénégal daanaka sax bu ñu la attee rek ba ne lii ñu lay tuumal yaa ko def da ngay dugg kaso wala ñu sanctionné la maanaam ñu condamné la avec sursis kon prison daal mooy principe bi ma doon wax nag ni loolu fi ñu ko teg mooy égalité devant la loi te pourtant am nañ notion ci droit bu ñuy wax la personnalisation wala la personnalité des peines maanaam kenn ku nekk da ngay xool peine bi mu yellool nga teg ko loolu mooy équité égalité mooy ñëpp tolloole équité mooy kenn ku nekk lam yellool nga jox ko loolu nag mooy justice kon am na ñu mérito prison nañ leen yóbbu prison am na ñoo xam ne mérito wuñ prison am na ñoo xam ne ñoom carrément rey lañ mérito ñooñu nañ leen rey éliminer leen ñu génn société bi peine de mort dafa bokk ci justice ndax am na loo xam ne boo ko defee rey nit te tey ko maanaam meurtre avec préméditation kooku loo ko def lu dul rey delloo naar bi xoromam kon justice amu fa am na ñoo xam ne mérito wuñ prison dañoo soxla ñu yedd leen rek yedd ndax ko xam ne mi ngi doog a ñëw ci kanamu police li ñuy wax les primo délinquants mooy koo xam ne mos a def benn délit amul casier judiciaire pour la première fois ñu jàppee ko lu ndaw masalan ñu jàppee ko ramas ñaar ñi faatu barki démb Rëbës am na ci koo xam ne nañ ramas lañ ko jàppe ku ñu jàppee ramas te mosuñu laa jàpp kooka li mérito mooy nga yeddu ko bu dee ko xamul nga xamal ko ne ko lii dañ koy tere am na ñoo xam ne li ñu mérito mooy ñu faj leen ndax dañoo wérut parce que koo xam ne wérut buñ demee ba ca attekaay ba duñ la jàpp duñ la condamné bu fekkente ne am nga ay këyit yoo ne wéroo waaye problème bi mooy bala ñooy dem ca attekaay ba mën ngaa dugg kaso mooy li ma doon wax sànq ci système bi fi nekk mooy mën nañ laa jàpp tëj la te atteguñ la li ñuy wax mandat de dépôt te ñu bari dañ leen di jàpp ànduñu ak seen sago déglu ngeen Guy Marius Sagna li mu wax barki démb Rëbës am na ñoo xam ne seen xel neexut moo xam da leen naa dab moo xam dañ ko faa indaale waaye ñooñu seen place du kaso dañ leen di faji kon am na ñoo xam ne faj lañ mérito ay soins lañ mérito
am na ñoo xam ne yar éducation la ñu mérito muy xale yi nga xam ne ay délinquants juvéniles lañ ñooñu dañ leen di yóbbu ci ay centre wala ñu dem jàngaloo leen métier parce que procureur mi nga xam ne daanaka ñi ëpp ca rëbës moo leen fa yóbbu ndax ña nekk rëbës di fa croupir di fa def ay li ñuy wax détention préventive di fa yàgg lool te kenn du leen àtte procureur moo leen fa yóbbu du juge bay àtte waaye procureur mi nga xam ne moom dañ ko enquête loo bu gisee ne yow li ñu lay tuumaal yaa ko def mu yóbbu la ñu àtte la bu gisul mu bàyyi la nga dem moom li ci ëpp buñ ko indi leen nit balaay saytu dalay yóbbu rëbës nga xaar ko loolu mooy détention préventive mandat de dépôt procureur moomu nee nañ ko bu la neexee nga def médiation pénale rawatina boo xamee ni kii ngay topp nangu ne li ñu koy tuumaal moo ko def jërul nga ko yóbbu fañ koy attee yow sa jëmmi bopp yow procureur xoolal li yella ci moom nga def ko bu fekkente ne li ñu def garaawut mais li mu wax sànq rek ñëpp tolloowuñ kenn ku nekk dañuy xool li mu yellool nga jox ko waaye bu fekkee ne ak ku mën a ñëw kanamu procureur door la mandat de dépôt nga dem rëbës moo tax nga gis rëbës profil bu nekk xeet gu nekk nga fay gis kon loolu luñ mat a jël ay matuwaay la kon matuwaay yi ñu war a jël ngir wàññi rëbës ña fa nekk mooy ñu xool ñi nga xam ne soxlawu ñu leen di tëj ñu xool neneen luñ leen def bu loolu wéyee ginnaaw ña procureur du yóbbu rëbës ñi ci des juge magistrat du siège muy kii atte ginnaaw bu la procureur yóbboo ci moom buñ la ne liñ lay tuumal yaa ko def ñu ne dañ lay tëj foofu itam mën naa am kooka mérito wu tëj mën naa am mu mérito leneen ndax gis nañ yenn saa juge atte joxe sursis nga xam ne donte liñ lay tuumal yaa ko def dañ ne la doo tëdd loolu juge yi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ndax statistiques yi xayma yi wane na ne jamono ji ñu toll moom juge yi li ñu joxe ay sursis bari na kon bu doon ñoom dong nga xëy na rëbës du fees waaye ba tey des na ndax yenn saa yi ñoom juge yi du ñu am choix ndax yenn saa yi code de procédure pénale da leen di tënk parfois du ñu am choix ndax yenn saa yi ñu am possibilité joxe sursis waaye am na ay cas yoo xam ne ñoom du ñu mën a am daanaka choix il faut que ñu entrer en voie de condamnation def peine ferme wante war nañ leen a mën a jox ay jumtukaay yu gën a bari ngir ñu am yeneeni pexe lu dul yóbbu kaso waaye lépp mi ngi aju rek ci ñu xam ne kaso du lu munta ñàkk mën naa ñàkk ci ñu bari te bu weesoo doomu aadama yi ñuy tëj di leen xañ seen liberté état bi moom la prison gën a sonal ndax dafa am coût ndax ña nekk rëbës luñ bari kenn ku ci nekk état bi nee na dina la jox 1000 francs bis bu set maanaam plus de 2500 détenus kenn ku nekk bis bu set nga jox ko 1000 francs loolu xaalis bu dul jeex la ba noppi chaque jour oto bu fees dell dem rëbës yóbbu ay nit te ñay génn du bari kon état bi mu ëpp intérêt ci xoolaat politique pénale am
xool ay sanctions yoo xam ne dana mën a wuutu prison ci ñu bari ndax am na ñoo xam ne faaw ñu dugg kaso kon néew ñu na fi kaso jóge waaye su munta ñàkk rek doy na ci ndax am réew day am politique pénale day mel ni Sénégal amu ko mooy am nañ code pénal am na lu bari lu ñu tere wax nañ lii ku ko def lu la cay fekk jeex na boo ko defee juge yi ñoom nañ ubbi code bi xool la ca nekk ñu def ko waaye état bi moo war a xool ne dama bëgg fii ak nangami at délinquance type de délinquance sàngam maanaam agression yi nga xam ne moo am ci mbedd mi moo wàññeeku loolu naka laa koy wàññee peine d'emprisonnement wala boog sanction pénale yi ci la bokk parce que sanction dafa am li ñuy wax aspect dissuasif maanaam ab daan bokk na ci li ko tax a jóg bu ko nit ki déggee xam ne boo defee nangam fekk la ci nga bañ ko def waaye loolu doyut politique pénale du rek sanction yi waaye prévention mooy fexe ba loolu du am bokk na ci wutal ndaw ñi ay am xëy maanaam xool politique de l'emploi des jeunes bokk na ci sécurité ndax lamp yi doy na ci zones yi yenn zone à risque yi fi mbir yi di ëpp fi mbir yi di ëpp lu muy xew lu mel ne agression lu mel ne ay meurtre ak ay viol ak xeet yooyu fa muy xewee ndax daa manqué éclairage moo tax ndax dafa amul ay agent de sécurité lu mel ne ay ASP wala ndax dafa amul commissariat de police moo tax donc ay moyens la yu bari yoo xam ne donte xaalis la laaj waaye Sénégal moom man damay jàpp ne amuñu problème xaalis problème priorité lañ am ndax yenn saa yi gis ñu def loo xam ne ci xaalis yàq loo xam ne ci xaalis da nga naan lii pour lan la waaw donte saa boo waxee ñu ne la Sénégal réew mu ndóol la amul xaalis li ngay wax nangam xaalis la laaj waaye boo wëlbati ko gis ñu jël xaalis def ko ci loo xam ne kenn xamul lu muy jëriñ kon volonté politique moo manqué kon na état bi am politique pénale bu leer xam lu mu bëgg jéem a xool yoon wu muy jaar ba loolu am li mu bëgg defe naa yomb na mooy wàññi taux de criminalité wàññi délinquance loolu nag question bi mooy ndax loolu jàpp di tëj moo koy faj loolu sociologue yi criminologue yi am nañ ci xalaat waaye boo xoolee société Sénégal sanction yi fi nekk daanaka 1960 ba tey wala ba code pénal amee ba tey sanction yooyu moo fi nekk te daa mel ne violence bi ak criminalité bi day yokk waaye wàññeekut kon nañu xoolaat effet yi nga xam ne sanction yi am na ko est-ce que efficace na bu ñu demee ba gis ne efficace wut nañu xool leneen kon responsabilité état mooy loolu am orientation yu leer ci wàllu politique pénale ndax rëbës moom duñu taaye ci di ko wax ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko na mu mel jaaduwut te du loo xam ne nit ñi war nañ ko seetaan ndax ku amul xel képp mooy jàpp ne mucc na ci prison maanaam kaso moom daa jommul kenn rawatina ci Sénégal ndax Sénégal bu fekkonte ne sax dañ ne la boo tooñee dem kaso bu dee mën ngaa waat ne doo tooñ mën ngaa waat ne doo dem kaso waaye problème bi mooy Sénégal dugg kaso dem rëbës teguñu ko ci tooñ ak ñàkk a tooñ ci ñu tuumaal la lañ ko teg te kenn mënut a waat ne duñ ma tuumaal kenn mënu ko waat kenn mënut a waat ne duñ ma kalaameeg procureur kenn mënu ko waat te bu fekkente ne yow heure buñ la kalaameeg procureur
procureur balaay seet say mbir yóbbu la rëbës d'abord loolu jar naa xeex système boobu jar naa xeex muy mandat de dépôt yi ak yomb gi ñu ko yombal. boo demee France loolu moo fi amoon parce que ñun suñu lépp ci France dañ ko jëlee moo tax saa bu ñuy wax dañuy jël exemple ci France ndax texte yi fi nekk yëpp France la jóge lii fi am moo amoon France waaye France dañoo dem ba mujj xam ne lii duxut ñu soppi ba ñun dañuy roy sax ba roy dàq waaye kañ doon roy moom bu soppee lam nekkoon ñun dañuy continuer ca lañ nekkoon mu nekk loo xam ne situation bu kenn xamut lu muy nuru. Procureur bu yóbbu nit kaso moo amoon France dañoo dem ba mu yàgg xam ne loolu jox procureur doole la joo xam ne daanaka ginnaaw yàlla procureur moo ëpp doole ci àddina ndax mën a jékki-jékki rek yóbbu nit kaso parfois sur un coup de tête wala waa ji xool la xool bu neexut wala mu nga wax ko mu tontu la lu la neexut nga yóbbu ko kaso waa France ñoom dañ ne loolu jaaroo tut nañu wut juge boo xam ne mooy bu procureur boo jàkkaarloog procureur ba noppi procureur da lay yóbbu ci juge boobu directement procureur amatul droit di joxe ay mandat de dépôt ca France da lay yóbbu ci beneen juge boo xam ne mooy xool càmbar li procureur bi liggéey xool ndax yow yell na nga dem détention provisoire waaw wala déet parce que détention provisoire am na ñu jàpp ne mënut a ñàkk ndax am na ñoo xam ne boo nekkee ci enquête buñ impliqué woo ci enquête boo leen bàyyee ñu libre mën nañoo jaxase carte gi yàq enquête bi ñooñu ca dëgg-dëgg ñoo tax détention provisoire jóg ñooñu ñoo tax détention provisoire jóg waaye Sénégal gisuñu loolu liñ gis mooy yenn saa ñuy def nit détention provisoire doo mën a xam lu tax surtout koo xam ne liñ koy tuumaal yenn saa sax da koy d'accord da koy nangu du miim wala koo xam ne dossier oyof na par exemple kuñ jàpp ci tuxum yàmba xam nga loolu soxluwut enquête kon loolu kooku nooy perturber enquête bi kenn mënu ko xam wala koo xam ne dañ naan buñ ko bàyyee mu daw koo xam ne fii la léppam nekk amul sax passeport mu wóor na kii mënu laa réer ci réew mi nga ne damay bañ su ma ko bàyyee mu rëcc ma mel na Sénégal daa amul police wala daa amul gendarmerie bu xarañ kon war nañoo mën a am wala boog bu fekkente ne procureur seen bopp mënuñu saa su nekk ñuy xool ndax lii jar na détention provisoire wala déet ñu wut keneen koo xam ne dina ko mën comme ni ko France defee ndax procureur moom dañoo gis ne liggéeyam mooy jàpp nit ñi di yóbbu ca kanamu juge waaw juge moo war a àtte ndax liñ lay tuumal yaa ko def wala defoo ko boo defee ñu teg ci yow daan yi boo deful ñu bàyyi la nga def waaye lii am Sénégal moom jaaruwut moo tax ma ne mbirum rëbës ak prison yi nekk Sénégal yëpp nañ fay dundee dafa ñëpp la war a soxal ndax yow boo nekkee fi nga nekk rek toog fi nga toog jàpp ne yow lii sa yoon nekku ci wala yow doo délinquant wala doo criminel jàpp ne mucc nga ci bis bu mën naa xëy suba daal sa kaw te doo xam fu mu jugee ndax lii moo ko waral dañ lay tuumaal ñu jàpp la tëj la laataa ñuy lijjanti yaa defam defoo di nga am ab diir ci kaso bi am na ñu faatu ci kaso te kenn àtteegu leen àq ji ñu yoral doomu aadama yi ci Sénégal kenn xamu nu mu toll loolu rek mën naa tee réew mi maanaam àq ak yelleefi doomu aadama yi ñuy salfaañe bis bu yàlla sàkk tàmbalee ko ci niveau yi gën a suufi ba ci niveau yi gën a kawe bërkaat yi bu yàggur rek dégg ngeen fii commissaire boo xam ne dugg na ci pharmacie def fa lam fa def maanaam abus de pouvoir jaay doole policiers yi dañuy jaay doole gendarme yi di jaay doole procureur di jaay doole juge yi di jaay doole ministre yi di jaay doole président di jaay doole réew moo xam ne loo ëppalee nit ki wan ko
doo respecté àqi kenn amul àq ci yow boo amee pouvoir ku tuut jàppeetoo nit ñi daanaka ay doomu aadama muy ay àq yooyu dajale ci ndodd ci kaw doomu aadama yi. loolu rek mën naa tee Sénégal dem loolu rek mën naa tee Sénégal am jàmm. kon fokk état bi jël ay matuwaayam ci situation détenu yi. waxuñu ne détenu yi noos ku def ñombe ñu jàpp la tëj la waxuñu ne nañ la bàyyi nga noos mbaa bu ko ca dara fekk déedéet dañ ne nañ ko jox kenn ku nekk li mu yelloon. ki sàcc ginaar waruñu ko yemalee ki sàcc ay milliards waaye Sénégal ki sàcc ay milliards sax moo gën aw demeen ki sàcc ginaar loolu mooy injustice. ki def accident rey nit te tëyu ko laataa ñuy enquête laataa ñuy xam ne moo ko defam def ko tëj nañ ko mu bokk ak néeg koo xam ne dafa rey te tey ko ñu atte ko ba gis ne moo ko tey tëj ko ñoom ñaar ñu bokk benn néeg kee moom xam na la muy tëdd ka rey te tey ko xam na ñaata at lay tëdd ma ngi koy tëdd kii nga xam ne moom daa rey te tëyut waaye kenn xamagu ko dugal nañ ko ci en attendant ñuy xool ndax moo tayam tëyut waaye moom xamul kañ lañ koy atte loolu di indi beneen problème boo xam ne am na ci détention provisoire yi. mooy provisoire lañ koy tudde wala préventive détention préventive te doo xam kañ lay jeex. man yaakaar naa ne tëdd at ñu ne ma at ngay tëdd kaso mu wër ma ne at laay tëdd moo gën a dal xel ñu dugal la kaso te xamoo kañ ngay génn donte weer nga fay tëdd weer woowu mën naa mel ne at ci yow ndax saa boo xëyee sam xel du dal. xam nga kiñ ne at ngay tëdd moom xam na ne at lay tëdd psychologiquement dana préparer boppam ba heure bu génnee ci diggante bi bénéfice la doon ci moom waaye ki nga xam ne moom dañu ñëw rek ne ko dugal néew ñu ko fi ba kañ dugal ko rek fàtte ko fa bàyyi ko fa bis bu set mi ngi xalaat ndax suba laay génnam déet saa bu xëyee suba bay tëdd yaakaar ju tas lay tëddaaleel. injustice bi ci réew mi sëñ bi ëpp na kon ngir bañ a guddal waxtu yi daa mel ne jot na liñ ci mën a wax bari na ci justice ci wàllu réew mi ngi tàmbalee ci interpellation yi officier de police judiciaire yi di def muy gendarmerie muy police ni ñuy ñàkk respecté doomu aadama yi wax naa ko sànq. torture bi ñuy def nit ñi dem nañ ba jàpp ne policier moom bu ko neexee pes maanaam policier bi tëgg ko mbéj dañ ko faral di dégg mu mel ne lu normal fekk policier amul droit dóore xam nga bu ñu demee ba naan Sénégal alkaati du bàyyi dóor mais alkaati amul droit dóore bokkul ci liñ leen sant bokkul ci seen liggéey surtout ci koo xam ne dañ koy tuumaal mbir kenn dóor la wut police waaye dañuy dóor dañuy saaga duñu respecter say droits nga jóge loolu garde à vue lay xewe nga jóge garde à vue ñu yóbbu la ci kanam procureur du am sa jot mu dóor la mandat de dépôt nga dem rëbës bala ñoo lijjanti say mbir yàllaa xam kon yooyu yëpp ñoo ngi ñaan sunu borom dimbale mbooleem ñi yeewoo ci réew mi ndax Sénégal moom maanaam dëkk la boo xam ne chaque jour ci danger ngay dëkk li ci gën a ragalu gën cee tiitlu nag mooy danger boo xam ne mën naa jóge ci état ni mu amee doole nga xam ne mënoo waat ne man mii mën na maa mucc ci lu mel noonu kon yàlla dimbale ñëpp te ubbi bëti ñi ñu jiite
ñu gën a xoolaat ni ñu yoree réew mi bàyyi ku mu am ndey ku mu amul ndey ci wàllu yoon kenn ku nekk ñu jox la li nga yellool. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu.